ci langue politique bi mën nañu wax ni sax novice nga ci lan moo andi sa soobu ci politique donte sax laata ngay dugg CESTI yaa ngi woon ci FSD/BJ. jërëjëf Evelyne Mandiouba donc di la gërëm bu baax ci laaj bu am solo boobu di wax ne rek jamono bu ci nekk fu ñu mën a nekk ci sunu dundu li ñuy doon laaj sunu bopp rek mooy nan la ñu mën a def ba servir suñu communauté donc et que loolu la ñu nekkee woon en tant que élève en tant que étudiant en tant que journaliste loolu rek la ñu mës a def et aujourd'hui en tant que politique donc loolu rek la ñuy def jamono bu ci nekk suñu fenêtre de tir maanaam li nga xamante ni moo ñuy yëngal moo ñuy dalal mooy nan la ñuy def ba jëriñ suñu askan donc tey loolu moom moo ñu indi ci ñu toog ba ci yàgg bi ñu seetloo xool mbir yi gis ni muy doxee ñu dem ba am ci loo xamante ni sunu métier tamit tax na ñu gën ko xam parce que métier la boo xamante ni yéen tey ku bëgg a xam baromètre réew mi mën na leen a laaj ay mur de lamentation ngeen nit ñi ñoo ngi leen di wax ne sonn nañ tey jii xëy na bu ngeen di ñëw ci seen bureau di liggéey si fii saa bu ngeen accès ci bunt bi di ngeen fi fekk ay lettres yu ñu leen tegal lettres yi ñu ci bari seen soxla la ñuy bëgg a jàllale seen jafe-jafe la ñuy bëgg a jàllale donc bu am na ci loo xamante ni boo demee ba seetlu ko ci réew gis ne ni mu waroon a doxee doxul su boobaa yow mën nga jël sa responsabilité donc man dama jël sama responsabilité parce que bu mbir yi doxoon dëgg kon du ma def politique damay dem toog jàpp sama njàmbur parce que lii nii yombut lu jafe la lu métti la waaye lu passionnant la ndax jàpp nañ ne li gën ci kaw suuf gisuñu lu gën nga jóg dem dajeeg sa askan dagaan seen baat ngir jëriñ leen ngir servir leen. je le disais tantôt ci laaj bu njëkk bi. tàmbali woon ci FSD/BJ. arrêté dugg ci sa carrière sa formation journalisme ba nekk journaliste ñu gën laa ràññee. ci plateau télévision yi 2STV ak TFM. tey nga dellu siwaat solaat yëre mbubu politique bi. duggaat ci langue gi. ndax loolu day wane ni Pape Djibril bàyyi na ca gannaaw yëre journaliste am kër soobu na maintenant définitivement ci langue politique bi ak Pape Djibril fan la féetee opposition wala pouvoir. question bu am solo xam nga daanaka ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ni dañuy définir sax seen bopp ci seen métier wala seen profession man li ma bëgg a nekk rek mooy un serviteur tout court quelle que soit la station loolu laa doon def jamono bu ci nekk damay wër espace plateforme boo xam dina ma permettre ma mën a servir sama réew en phase avec mes convictions ak li nga xamante ni tamit moom laa gëm donc loolu mooy waral xëy na jaar-jaar bi nga tudd noonu fu ma ci mën di dem rek li ma ciy xool mooy nan laay def ba mën a servir intérêt général donc laaj bi bon loolu la maintenant li ma bëgg a doon aussi ci sama kanam mooy sénégalais yi dafa am lu ñu feeñal mooy bëgg nañu ñu nga bokk ci jongante bi loolu la sénégalais yi njëkk a feeñal c'était pas du tout évident li gënoon a yomb mooy daw làqu ci benn coalition ñu yóbbaale la parce que coalition yëpp ay machine la yoo xamante ni soo ci duggee xëy na ñun tey jii bu ñu ci demoon ak li nga xamante ni sénégalais yi nangul nañ ñu ko suñ ci demoon mën nañoo am une place privilégiée boo xamante ni mën nañoo bañ a sax def effort machine bi yóbbaale ñu waaye ñun li ñu gënoon bëgg mooy wuti légitimité ci peuple bi nga xamante ni moom moo koy joxe su boobaa ñu daal di dem mën a egg assemblée nationale libre nag pour wax pour askan wi jëf pour askan wi mu bañ a am benn goulot d'étranglement benn pesanteur boo xam dinañu teree def li nga xamante ni mooy tax askan wi yóbbu ñu foofu leneen li ci des yéene bi dañ koy eggalee le 31 juillet sénégalais yi dañ ñu wax nañu ci tournée yi ñuy def yëpp ci biir Sénégal nañu yéene boobu dinañ ko eggale ñooñu nag ña nga ca seen biir kër yi toog ñoo ngi toog nii di ñu seetaan ñoo ngi un peu partout au Sénégal et dans la diaspora c'est ce que j'appelle une majorité silencieuse ñi nga xamante ni nekkuñu ci parti politique yi amul benn homme politique bu am maqaama dugg ci koñ ak sa caravane ba ñu dem fekki la seen kër la ñu toog liñ naan gumba tal na leneen lu dul tëbiteen tey jii ñoom ñëpp boo leen fekkee tey seen kër yi ñu toog coonoy Sénégal ak coonoy jafe-jafe àdduna yi tax na lu ci bari taluñu ko. donc ma xëccaat la rek Pape Djibril andiwaat la ci sama laaj bu mujj bi laata may jox kàddu gi Fatou Abdou Ndiaye dugg nga ci langue politique bi dellu siwaat nga ci sax laay wax fan nga féetee opposition wala pouvoir. xam nga man déjà dañ ma doon jiiñ déjà di opposition la bokkoon bi may pratiquer suma métier li may wax nii tey mooy que ne damaa gis ne ñi yor nguur gi depuis 2012 dañoo lajj bu métti boo xamante ni foo ko takk weesu na ko. lajj ci wàllu éducation tey laa dem université Iba Der Thiam bu Thiès fekk naa fa ñaari saalu télévision yoo xam télé lañ ciy def yoo xamante ni ay nit ñoo fa waroon a toog di seetaan télé ñàkk barab bu étudiants yi nekk moo tax salle yooyu dañ ko transformé def ko ay chambre d'étudiants xam nga chambre jigéen yi 34 filles ñoo fay tëdd te salle de télé bi salle bu ndaw la 34 filles ñoo fay tëdd fanweeri jigéen ak ñeent ñooy bokk benn néeg
ma dem ci góor ñi fekkaat beneen salle télé boo xam dañ ko transformé 20 góor ak juróom-ñeent ñooy tëdd ci benn néeg boo fekkee nañu leen def daanaka rawantewul ak paquetage bi nga xamante ni moom moo am Rebeuss situation yu difficile yooyu la ñu dund ci enseignement supérieur lajj boobu la ñu dund tey jii ci enseignement moyen et secondaire boo fa demee seen mouvement de contestation xam nga nu mu tudd la revalorisation de la fonction enseignante enseignants yi nee nañ kenn joxatu leen gëdd nañ leen dimbali jox leen gëdd ngir ñu mën a dem jàngale ji nga ñëw ci santé bi seen mouvement de contestation xam nga nu mu tudd ànd gësëm secteur bi gën a soxla dal ak quiétude ñoom ànd gësëm lañ tudd tey jii boo demee hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ndox sax amuñu ko ak yeneen jafe-jafe yoo xamante ni c'est incroyable gis nga fii benn hôpital bu nekk fii Dakar toog nañ jamono boo xam seen bloc opératoire amuñu ndox moo tax opéré wuñ nga jël ko dans la sécurité tey jii boo demee la banlieue nga dem un peu partout aujourd'hui au Sénégal la question de la sécurité tey ku am dara Sénégal li nga njëkk a def mooy recruter sécurité boo xamante ni moom moo lay garder fort de ce constat pour tontu ci sa laaj constat boobu moom moo tax ma jàpp ne beneen yoon mën nañ koo envisager bu dul bii ma jàpp ne gouvernement du Sénégal lajj na assemblée nationale bi nga xamante ni moo waroon di contrôler l'action de l'exécutif di évaluer toutes les politiques publiques lajj na encore une fois Iba Der Thiam bi ma jógee tey université bloc yoo xamante ni dañ ko waroon pavillon yoo xam dañ ko waroon a liggéey sur 22 mois xam nga ñaata at la def 7 ans parewul juróom-ñaari at xam nga loolu suñ ko évaluer woon contrôler action de l'exécutif kon loolu dina saafara donc je suis bel et bien dans l'opposition une opposition boo xamante ni damaa jàpp ne li fi nekk ni am na lu gën c'est parce que dañoo jëfandikoowul li nga xam moom mooy les ressources humaines du Sénégal te Macky Sall dafa def njuumte bu rëy xam nga njuumte bi mu def mooy lan depuis 29 juin 2014 élection locale dafa wax ne celui qui perd son poste celui qui perd sa localité perd son poste boobu la ñu décidé Sénégal ne politique la ñuy récompenser ci technocratie boobu la ñu décidé Sénégal ne saa boo mënoo lajj tey xam nga ministre yu bëri tey xam nga leen man xam naa leen mënoo leen a am ci seen plateau bi mënoo wax ba ñu ñëw te pourtant lu am solo lañ leen dénk mais comme lajj nañu mais pourtant comme ñoo ngi gagné ñoo ngi jël seen xaalis di nax seen askan di joxe xaalis foofu ñu leen di votel ñoom tant qu'il remplit le contrat politique kenn du leen laajati contrat de performance bi et malheureusement c'est le constat que j'ai fait ma ne nag lii mën naa ko def toog jàpp sama njàmbur mais ñi def te mënuñu bu ñu defee ba yàq ñoom tooñuñu ki tooñ mooy ki mënte defut. Très bien Fatou Abdou Ndiaye. alors yaa ngi koy wax Pape Djibril yaa ngi réclamer haut et fort que opposition ci nga bokk un leader de l'opposition à la personne de Ousmane Sonko jàpp na ne opposition bi liste yi dem ci élection législative yëpp dañu nekk ci soldu président de la République Macky Sall ba mu des coalition Wallu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi ban appréciation nag nga jàngatee kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko. lii olof di wax naan ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll. loolu moom moo ko dal lu rëy la def nag lu rëy la wax tamit bi ñu ma yónnee ne ma moo ko wax dama ne déedéet wax ko ci saa si ma daal di ne suma benn jeune frère maa ngi koy nuyu au passage mu nekk France Pape na la Dieye di def liggéey bu am solo daal di may yónnee la vidéo bi ma yónnee vidéo bi ma gis ñu bari di ma ko yónnee ma xool ko ci laa ne nag attention lii xew ni c'est très dangereux parce que moom Ousmane Sonko ñun dañoo bokkoon ci ñi taxaw di xeex di joxe sunu position de principe saa bu ñu jàppee ne diabolisation jógoon na dal ci kawam saa bu ñu jàppee ne injustice jógoon na dal ci kawam bi ñu koy génne administration ñun dañoo jàppoon ci ñi nga xam dañoo bokkoon ci ñi nga xam dañoo jàpp ne li muy def au même moment moom la ñeneen di def au sein de l'administration waaye c'est parce que dafa am fu ñu far moo tax ñu may leen jàmm moom mu am fu mu far ñu persécuter ko dàq ko rajee ko ñu am ci une position de principe mais tey jii kooku su ngeen demee ba gis ko mu def loo xamante ni jàppoon nañ ne moom ëppale na ko boppam ñun mbetteel la ñu ci am gàcce laa ci am man une déception laa ci am très sincèrement et en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne nous notre coalition ci laa mën a waxal ñi ma mën a waxal mooy que ne ça a été une grande tristesse pour nous waaye rek dañoo jàpp ne la politique n'autorise pas tout te politique bi nga xamante ni dafa nekk ci tuumaalaate ci sosalaate ci waxante lu bon ci defante lu bon ñun dañu jàpp ne sunu génération amuñu ñun loolu du sunu responsabilité ñun war nañu yëkkatiku loolu nekk au-dessus de ça moo tax damay wax ne même man métier bi ma nekkoon comme tey fii ma nekk nii face à une situation ñaari question rek laay laaj sama bopp lan moo xew parce que lépp lu may wax bëgg naa ko xam ñaanuma yàlla yëkkati mukk kaddu teg ko ci deru koo xam li may wax wóoruma mukk ci àdduna
beneen bi mooy où se trouve l'intérêt général te politique bu warul tax nga bëgg sa mbir baax rek nga daal di ne naa fàtte intérêt général daal di jël lu rëy teg ko ci kaw nit ay tuuma yu rëy la yoo xamante ni en ce qui nous concerne ñun wérut amul li nga xamante ni moom moo koy firndeel Fatou Abdou jafe-jafe yu métti ñun ak gor yi nga xamante ni moom la ñu àndal jafe-jafe yu métti la ñuy defee campagne électorale bi ñaari fan a ngi nii camion pick-up bi nga xamante ni moom moo defoon sunu sonorisation ñi ñu ko luyee dañoo mujj ne dañ koy arrêté ndax ay bor yenn saa yi dañuy am jafe-jafe pour sunu carburant pour nuñ ko mottalee yenn saa yi dañuy egg benn dëkk am jafe-jafe pour nu ñuy héberger l'équipe minimale bi nga xamante ni moom moo ñuy gunge c'est-à-dire sur le plan de la logistique ku ñu financé jafe-jafe yi ñu am ku ñu financé waru ko am donc ñi nga xamante ni ñooñu la ànd ñu nekk des Sénégalais des hommes et des femmes dignes ñoo xamante ni bëgg ñoo lekk lu leewul xalaatuñu ko et on va arriver à l'Assemblée nationale en étant libre